benn waxtu toftal ñeenti simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg njoloor gi dina bokk ci li ñu waxtaanee ñàkkum ndox bi ñu nemeeku ci gox yu bëri ci réew mi rawatina fi nga xamante ne mooy goxu Mbàcc foofee ca Saint-Louis askan wa nag jamono ji nee nañ njàqare ak mer la ñu boole ci ay fan yu neew ci Tabaski bi ñoom nag dañoo joxoñ baaraam tuuma kër liggéeykat bi di Sen'Eau ñu gis ne lu ji njàkk ñooma ba tax na rek ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gaaw indi ci solution ci boobule mbir ci jamono jooje nag weneen askan bu féete ca Njaxaat benn dëkk la bu nekk ci commune bu Kër Moussa région bu Thiès ñoom tamit mer la ñu àndal li ko waral nag kilifa yi dañu fas yéene taxawal foofe benn usine buy defar ay batterie à plomb ñu ne nag loolee nag jural na leen njaxare ndaxte bëri nañ ci seen doom yi ñoo xamante ne jamono ji dañu amee feebaru dënn ñi conseil di dialogue social ñoom nag jamono ji dañu jàpp ne rek lu aju ci charte nationale bi tënk lépp lu aju ci wàllu dialogue social fii ci réew mi moom dafa màgget lool ba tax na ñoom nas nañu ay pexe ngir yeesalaat ko ñoom nag lu ñu ngi woo askan wi ku ci nekk dugal ci sa loxo bu ko defee yenn fitna yi ak réero yi ñu nameeku ci yenn kër liggéeykaay rawatina rek ñu am ci pexe. ci njeexitalu xibaar bi tamit dinañ wax ci wàllu tàggat yaram ak CAN féminine bi ñuy amal jamono ji ca diwaa réewu Maroc gaynde jigéen ñi nag fas nañuy laale tey seen deuxième match seen diggante ak Burkina Faso lay doon ñu ne nag buñ ci amee ndam rek dañu nañ qualifié ci quart de finale yi ci biir xibaar yi dinañ ci teewlu Youssouf Bodian bu fa teewal télé groupe Futurs Médias ak itam capitaine bu équipe nationale soxna yee dinañ ko jeexaleek li ci yenn kaay yi mbokk yi lii mooy li gën a fës ngeen taaxirlu tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum nañ ko waxee woon ci ponk yi dañuy dem fi nga xamante ne rek mooy goxu Mbàcc ca diwaanu Saint-Louis niñ ko nemeekoo ci ay gox yu bëri fii ci réew mi nag ñooñee tamit jafe-jafe ci wàllu ndox la ñu am ba tax na jamono ji ñu ne dañu jaaxle lool ñoom nag ñu ngi joxoñ baaraam tuuma waa Sen'Eau ñu ne nag jafe-jafe yi ñuy dund jamono ji ñoom ñoo leen ko indil ba tax na rek ñuy sàkku ci ñoom ñu gaaw indi solution bi laata rek tabaski bi di yegg si dañ ci teewlu Boolo Jaaw moo yor seen kàddu ci micro Ousseynou Diop. ñu problème mu ndox bi mooy Ndar Lac de Guiers fi la jógee Dakar ñoo leen di jox ndox dëkk yi ci Sénégal yëpp ñun ñoo leen di jox ndox mais lu tax Ndar ñun du ñu am ndox plus particulièrement goxu Mbàcc rek moo dul am ndox Guet Ndar day am. Loode day am Sundoone day am Sanc ba day am Tenjigéen day am mais pourquoi ñu ciblé gox Mbàcc rek du am ñun question boobu ñun moom la ñuy posé wu te lii mooy suñu deuxième xaw ma troisième tabaski daaw ay ngaata la ñu yeboon jéggi dex yi pour wuti ay ndox yu nu naan ndoxum citerne yu ñuy andil moom la ñu dayal facture yi du changé boobaak léegi même problème dañ koy naan malgré ñun man lii sax fooruma si wax mais dañu sonn da ngay gis ko am problème mu bopp bay faju ji 3 heures 4 heures du matin des fois tu te lèves heure yooyu sax doo sax gis guddoo sax doo ko gis dafa metti jigéen ñi wérul yi ñëpp a si ne wax dëgg yàlla waxuñu lii pour xeex waxuñu ko pour xuloo ba ca diwaanu Thiès askan woowee tamit ñu ngi woote wàllul li ko waral rek ab usine buy defar ay batterie à plomb lañ fa bëgg a tabax loole nekk askan wi nee na du ci dal ndax daf leen di jural ay jafe-jafe rawatina seen doom yi nga xamante ne bëri na ci ñoom ñu amee ay feebaru dënn ba tax na rek ñoom ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gaaw jël dogal jële fa boobule usine Cheikh Anta Diop àndoon na fa ak Seyla Tiré ñëwaat nañ ci boobule xew-xew. dëkk bu nekk ci diggante Pout ak Kër Moussa fii askan wi de ñoo génn takku ne nag ab l'usine lañu fi tabax fas yi nekk ubbi te usine boobu nee nañ d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg ndaxte usine la boo xamante ne ay tooke lay gilli di usine buy defar ay batterie plomb. dëkk bi nag moom lañu am di Njaxat Madaara 6 kuñ ci jàppale ñu jël te bëgguñu usine bi tey bëgguñu ko ëllëg usine bi baaxul day lor xale. di lor mag te ci xale la gën a bon te usine bi mën naa indi mitutu bët mën naa indi tamit ay picc ci yaram nga defee ne feebar fekk du fekk usine bi la ba ci mala yi day ray ay mala nag bëy xar bàyyiwul dara ba ci ganaari ndaw sax da koy rey. leneen it loo xamante ni ñamaas nañ ko ca nee nañu saytu bu ñu waroon def laataa ñu fiy samp usine bi daanaka defuñu ci dara te lii bu ñu ko seetaanee ngaañte bu rëy lay jur fii ci gox bi ak dëkk-dëkkaan yi ko wër. di interroger Momar Ciss mi nga xam ni mooy maire commune de Kër Moussa di interroger tamit monsieur le préfet ak commandant brigade de Pout
nañu dimbali population Njaxat effet yi muy def mooy dina benn sëkkat bi bari na fi say tànk day métti say bopp day métti say bët day lëndëm da ngay jékki-jékki gis sa jur toog gémmiñ ngi fuur bakken yi fuur même tool yi garab yi mango yi yëpp ay dee ginaar yi bu ñu ko defee autopsie xool ko rey ko vétérinaire bu ñëwee day gis foie bi day ñuul kuk ginaar boo ci rey foie bee yàqu. askanu Njaxat Kër Madaro 6 ak dëkk yi ko wër ñoom ñëpp nee nañ taxaw nañ tey jii de ba usine bi du fi ubbi ba tax na gis nañu sax ay conseils municipaux yi nekk ci diggante Kër Moussa ak Pout waxtaan ak ñoom ba sax nee nañu ñoom lañuy làng si ci xeex bi. bu ñu jógee Kër Moussa dañuy wutali fi nga xamante ne mooy bët saalum réew mi foofee ca diwaanu Casamance farandoo Aïda Ndiongue mi nekk jamono ji lu ñu bëgg rek mooy alalam bi nga xamante ne dañ ci tegoon loxo ñu delloo ko bu baax a baax ñoom dañu gis ne rek yoon def na liggéeyam ba seetal na ko donc li ci war a topp rek mooy moomeelam bi nga xamante ne dañ ko teg loxo ñu delloo ko Maam Bow Gassama mooy porte-parole réseau des acteurs sympathisants bu Aïda Ndiongue ñu teewlay kàddoom ci micro Lamine Ba. tey nag ñu fas yéene wax ak président de la république ndax mel na ni ci suñu seetlu mooy gëdd bi mu war a jox Aïda Ndiongue joxu ko. ñu koy xamal ni Aïda Ndiongue mooy suñu leader mooy ki nga xam ni du occupé wul poste ministre du député amul benn fonction bu muy occupé ci état bi. teewul day yut ay moyenam di ko financer waa Casamance muy jigéen ñi ne nga xam ne ñoo fi nekk ak jeunesse bi bu dee Jakarta yi jël na 50 Jakarta jox ko jeunesse su Casamance pour ñu jàpp ci mën a liggéey ku mel noonu citoyen bu mel noonu boo ko amee muy def li muy def da nga ko fonk mais dañoo gis ni président de la république mel na ni fi mu war a teg suñu leader tegu ko fa. président dama koy wax ne Aïda Ndiongue dafa am non-lieu total ci kër yi non-lieu total ñaanul saraxuwul dafa set wecc justice Sénégal seetal ko depuis 3 ans ba léegi ni joxuñu ko xaalisam loolu du dëgg du yoon ci jigéen joo xam ni président moo la gën a xam ni kooku liggéeykat la ndax ku ne xam na ne Aïda Ndiongue ba mu amee ay milliards di liggéey di dugg ci avion yi di wàcc booba kenn xamul woon ni président de la république dina nekk président kon kooku na ko jox alalam te ñun ñoo ngi existé mu jox ko alalam wala buñ génnaatee dina demee neneen nu bokkut ak bi génn voilà ñoo ngi koy interpellé pour mu jox ko alalam. loolu moo jaadu parce que mi ngi dimbali population bi li ma la wax sànq rek mooy boo amee citoyen boo xam ne day jël alalam di ko bokk ak population bi di leen financer di financer jigéen ñi kooku da nga koy jàpp ni ko kenn jàppewul. ñu dem ba ca diwaanu Bawol foofee ca Diourbel nag am nañu lu toll ci fukki technicien ak ñaar ñu tàggat leen ci lépp lu aju ci wàllu maintenance hospitalière ñoom nag génn nañ ci centre de formation boobee ñu taxawal ca diwaanu Diourbel ñoom nag nee nañ jamono ji am nañ xarañte wala sax taxawaay bi war rek ngir li nga xamante ne jox nañ leen ko ci wàllu xam-xam ñu mën ko amal loole nag ñu ngi ko xamle rek ki xamle li ni mel di directeur ba sax ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi lancé foofu rek benn session de renforcement des capacités ci ay sénégalais yoo xamante ne ay techniciens la yu bàyyeekoo ci réew yu bëri ci espace CEDEAO Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ñoo ñu toogal ca diwaan ba. ci Sénégal limu nit ñi nga xam ne ñoom la ñu jël ñuy saytu hôpitaux yi ak centre de santé yi bariwut lool bariwunu liñ leen di jox cib koom pour ñu mën a def seen ab liggéey du mate li ñu bëgg. soo xoolee su fekkee ci wàllu hôpitaux yi di ngeen gis ne médecins yi bëri nañ infirmiers yi aussi bëri nañ sages-femmes yi bëri nañ macha allah am na effort yu bëri yu état bi def ba personnel de santé yi bëri nañ mais maintenance dafa nekk xeetu personnel boo xam ne dafa xaw a rare bon xaalis bi loolu dañu ne ci service yi nga xam ne dañuy defar seeni plan stratégique war nañu gën a pourvoir en ressources financières service de maintenance yi. mission de supervision bu mujj bi nga xam ne ministère de la santé defoon na ko ci région de Matam gis nañ fa ay yàqu-yàqu yu bëri ci ay matériels yu seer. ndax après ku nekk xam na ne ak ni jamono demee ak climat bi ak poussière bi intempéries yi ak courant bi aussi ni muy demee di ñëw suñu protégé wul appareil yi di def maintenance appareil yi du ñu yàgg mën na paan te su yàggee rek gis nañ ne indi ay tolof-tolof ci biir askan wi. mbir jafe-jafe boobu day mën naa am saafara bu ñu dégloo ki nga xamante ni moo di professeur Saliou Dione jiite centre national de formation bi nga xam ne fa la ñuy tàggate ñëpp ñi nga xam ne ñooy saytu yorinu hôpital bi. fukk ak ñaar la ñu amee nii mais comme coopération technique japonaise daf ñuy jàppale. pour ñu yokk kii wu centre bi ñu yokk centre bi c'est kii bi signé nañu ko ba pare donc loolu buñ ñëwee dinañu permettre
ñu mën a augmenter yokk ñi nga xam ne moom la ñuy recruter. professeur Saliou Dione ak docteur Mamadou Dieng ñu ngi doon ubbi tey ci Njaareem formation boo xam ne ni jagleel nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu hôpitaux yi jóge ci barab yu fasantikoo yi bokk ci CEDEAO. Babacar Diouf bu ñu fa jógee dañuy wutali diwaanu Mbour ndax foofee la ki nga xamante ne moo jiite conseil des dialogues social yëkkati kàddu yi ñoom nag nee na li nga xamante ne moo dëxëñ boobule charte dafa màgget lool ba tax na jamono ji ñu ngi def kem kàttan ngir yeesalaat ko leneen li ñuy sàkku ci askan wi mooy warati na liggéeykat yi ku ci ne dugal sa loxo bu ko defee yenn fitna yi ñuy nemeeku ci yenn bërëbu liggéeykaay yi ñu am ci ab solution dañuy teewlu Innocence Ntab Ndiaye ci micro Abdourahmane Diallo. ñu gis ne charte bi tey def na 20 ans 20 ans nag ci monde du travail dafa nekk lu bëri parce que lu bëri dafa soppeeku diggante ñi nga xam ne ñoo moom bërëb liggéeykaay yi ak liggéeykat yi seen relation dafa évoluer lu bëri. te dañuy toog ñetti fan càmbar charte bi ba pare teg défi yi nga xam ne yu bees la loolu liggéey boobu buñ ko defee ba pare ñi nga xam ne tamit ñoo ko séq dinañ dem ci ñoom def benn concertation tripartite bu élargie comme ni ñu defoon ci CCI bu bees bi bu ko defee ku nekk ñu ne leen ñun kat ci suñu lël bi lii ak lii la ñu gis ne nan nañ ko coppi ci charte bi pour ñu actualiser ko mu méngoo ak li nga xam ne moo régir relation du travail actuellement mais charte bi comme moo tënk suñu dialogue social il faut que ñu yeesal ko ànd si nag ak toutes les parties prenantes pour mu nekk benn texte boo xam ne unificateur buy teg dialogue social encore si beneen rampe. dañuy desandee ci mbiru liggéey ak dialogue social waaye bi yoon ñeneen ñoo xam ne dañuy sàkku rek ñu xoolaat seen nekkin di soxna yi nga xamante ne ñooy liggéey ci kër yi ñu naan leen aide ménagère wala sax ay domestique ñooñ nag am na kuréel bu ñu taxawal ñoom nag dañu bëgg rek li nga xamante ne mooy ratification convention 189 bu organisation internationale bu travail ñu saxoo ko bu ko defee li ñuy def ñu mën ci gën a gis seen bopp dañ ciy teewlu nag Korka Ndiaye mooy seen présidente ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne. ndaje bi tey li ko waraloon mooy dañoo bëggoon améliorer conditions de vie aide ménagère yi ndax gis nañ ne couche vulnérable la amuñu benn toppatoo kenn considéré wu leen daal ci société bi ñu bëggoon a waxtaan ñu xool ban plaidoyer la ñuy def pour améliorer seen condition ak ñu ratifier ñu convention 189 bi. convention 189 bi mooy pour ñu mën a xam seen àq ak seen yelleef seen droit daal pour léegi ñoom ñu am droit bu ñuy liggéey ci kër yi ñu xam seen droit. aide ménagère yi moom bu ñu doon wax seen jafe-jafe bu suba du jeex jafe-jafe yi moom bari na mën naa ci joxe exemple boo xam ne comme nu ma ko mën a waxee booy liggéey ci kër tey yow da ngay mel ni que bàyyi ma duñ la considérer ci famille bi dañ lay jël isolé la yow doo bokk ak ñoom lekk doo bokk ak ñoom fanaan da ngay liggéey du 6 heures ba 1 heure du matin presque doo am repos ndax temps yii am naa ci benn cas boo xam ne benn fille boo xam ne nee na moom ci fi muy liggéeyee foofu la loger ndax amu fi parent léegi day obligé 6 heures du matin lañ koy yee day liggéey ba presque minuit ndax femme bi nee na patron minuit lay wàcc su wàccee minuit mu war ko tegal ataaya war a reer war ko tegal ataaya doog a dem tëdd ratification bi daal lañ soxla. ñu yëpp wax ci ay yeneen soxna waaye ñoom ñoo ngi féete ci commune bu Ngayo Xem ñoom nag jamono ji ñoom dañ leen di tàggat ci lépp lu aju ci wàllu koom ak ni ñuy saytu li nga xamante ne ci la ñuy yëngu ci wàllu partenariat groupement d'intérêt économique yi nag ñoom dañu bëgg rek ñu am xarañte bi war bu ko defee ci kenn ci ñoom ci lépp looy sóobu nga mën a am taxawaay bi war ngir nga mën ci gis sa bopp Aminata Goudiaby àndoon na fa ak Abdou Karim Bey.
jigéen ñi nag ñi ngi jugee ci village yi nga xam ni ñoom ñoo bokkee ci commune bu Ngayoxem fii ci département bu Fatick ñoom ñëpp nag dañoo bokk ci ay GIE maanaam ay groupement d'intérêt économique moo tax nag ñaari fan ñi ngi leen doon formé ci ni nga xam ni noonu la jigéen waree am taxawaay bu dëgër ci li nga xam ni moom moo di entrepreneuriat maanaam di liggéeyal boppam. parce que bu njëkk ba xamuñu woon lan mooy njiit xamuñu woon lan mooy rôle secrétaire xamuñu woon lan mooy rôle trésorière ñoom ci seen bopp membre yi sax kenn ku ci nekk xamul sa rôle donc loolu bu ñu leen ci tàggatee dafa leen di won tout simplement que ni organisation bu ñu munti bokk ñoom ñëpp ay leader lañ parce que développement bi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko waxal ñoom ñoo exprimer seen propre besoin. ay bërëb yu bëri yoo xam ne dañuy financer ndaw ñi ak itam jigéen ñi. ñu dem ba ca diwaanu Nioro foofe nag seetlu bi mooy bëri na ay ndaw yoo xamante ne yenn saa yi dinañ sóobu rek ci lépp loo xamante ne dañuy bëgg a dem biti réew waaye fi ñu koy jaarale yenn saa yi du law ñu naan ko émigration loolee nag ngir ñu jële ko fa am na nag ay pexe yoo xamante ne conseil départemental ba nas na ko ngir ñu mën di yëngu ci li nga xamante ne ci wàllu meññeef fi fa nekk ci département ba bu ko defee rek ku ci nekk am ci loo mën a jàpp Pape Mbaye Diaw ñooñu toogal ci diwaanu Saloum ak moom ak Falikay. Nioro bokk ci département yi nga xamante ni dañuy ñàkk seeni doom ci immigration clandestine bi bu ñu sukkandikoo ci président conseil départemental bi at mu jot rek ay ndaw yoo xamante ni dañoo bëgg na dem Europe dina ñàkk seen bakkan ci géej gi. bàyyi leen seen doom yi ngeen di yebal ci géej gi ñu ngi dee te duñ leen amul benn njëriñ il faut que ñu revenir du xale yi bàyyi leen xale yi suñu liggéeyee fii li ñuy liggéey Europe suñ ko ñun ñi ñëpp Europe la ñu jàngee te ñëw nañu ñu ngi ñëwaat di liggéey Sénégal donc Sénégal mën na développer nañu bàyyi doom yi ngeen di yóbbu ci géej gi. moo ne day département bu Nioro am na ay ressources loolu ba moo waral Alimane teg benn forum ngir rek ñu mën a développer dëkk boobu ndaw yi mën faa toog. toutes les cultures sont possibles. Nioro dëkku mbay la dëkk la boo xamante ni tamit dafa nekk ci frontières yi kon potentiel yi fi nga xamante ni moo fi am bëri na ji ma wut ay partenaires liggéey ci mën nanoo suqali li nga xamante ni moo di sunu dëkk bi. lii di ndox nag bokk ci ressources yi nga xamante ni am na Nioro ba tax Serigne Mbaye Thiam nekk jëriñ bi nga xamante ni moo yor wàllu ndox mi ak wàllu assainissement di xamle ne am na ay projets yoo xamante ni état bi teg na ko ngir rek ndox mi nekk ci dëkk bépp ñu mën koo dajale daal di koy jariñoo. wax nañ fi tamit projet de mobilisation ndox mu bari mu nekk fële ci Bao Bolon nga xam ne suñu defulee ndànk xorom si nekk ci géej gi dafay dugg ba dana am ay suuf yoo xam ne kenn du ko mën a bayati suñu service yi muy office des lacs et cours d'eau mu defar ci benn projet boobu dana permettre ñu mën a téye $1 milliard ak juróom-benn téeméeri million ci ay bërigo ndox mën a am ay suuf yu bëri yoo xam ne yi dana fa waat indiwaat bay. ci forum bi nga xamante ni doon nañ ko amal ca Nioro ngir suqali développement dëkk bopp li nga xam ne moo fa wunde fas yéene nañ koo tëgg juróomi at yi yépp ci la conseil départemental bi fas yéene liggéey. Pape Mbaye Diaw ñu dellusi fii ci Ndakaaru wax ci initiative bi di aju ci wàllu consommer local te Simon Kouka bokk ci ñi ko jiite fii ci réew mi loolu ñu duppee solo fi nag dañ ci fas yéene gën a taxaw ci jamono yi tabaski bi ñoom li ñu bëgg mooy képp kuy doomu réew mi ci jamono ji nga jënd ci loo xamante ne suñu artisan yi moo xam daal yére wala li ni mel fii lañ koy liggéeyee bu ko defee koppar bi waroon dem biti réew des fii ci réew mi ci loolee sax moo waraloon info matin dalaloon ko tey mu ci doon addu dañuy teewluwaat ay kàddoom ci micro Chérif Dia. ñu am benn campagne bu mag bu tudd Soloofi donc ñu ngi ko duppee Soloofi nag ci ñaari pàcc la dafa am benn pàcc boo xam ne dàllu fii lay sol am beneen boo xam ne jàngi jee saaku fii la tudd tamit waaw ak tamit lépp lu nekk ci wàllum accessoire wàllum yére et cetera donc Soloofi nag ñuy lancer campagne parce que ci tabaski la ñu toll te gis nañ ne sénégalais yu bëri dañuy jënd ay marakis yoo xam ne yeneen réew lay jóge ñu ne nag année bi nañu ñaax sénégalais yi ne suñu ay artisan waa Ngaay waa village artisanal bu Soumbédioune bu Thiès bu Ziguinchor bu Kolda fépp dañuy defar ay marakis donc pourquoi pas ñuy jënd si ñoom au lieu que ñuy jënd ay marakis yoo xam ne beneen réew la jóge parce que gis nañ ne ci jamono jii nii tabaski bi nii sénégalais yi ci à peu près ci ay 45 milliards la ñuy jënd ci wàllum marakis parce que il faut nga xam ne tamit yenn dëkk yi nga xam ne ñu ngi ci Afrique bi sous région bi fii la ñuy alimenté woo muy Mali muy Guinée-Bissau Guinée Conakry et cetera fii la ñuy ñëw di jënd marakis yi di dem di jaay donc ñu ne pourquoi pas ñu ñaax sénégalais yi ne ak ñaax tamit jaaykat yi ne leen au lieu ñuy dagg paas di dem ay yeneen dëkk yi pourquoi pas ñu ñëw jënd ci suñu ay l'artisan jaayaat voilà au moins koom bi des Sénégal
wax ci wàllu tàggat yaram ak CAN féminine bi ñu amal jamono ji ca diwaanu Maroc suñuy gaynde yu jigéen ñi nag fas nañu yéene laale tey seen ñaareelu match foofee du ñu def rek lu dul seen diggante ak Burkina Faso lay doon bien sûr donc dañuy dem rek fekk ki nga xamante ne moo fa toogal groupe Futurs Médias du Youssouf Bodian mu ñëwaat ci solo si nga xamante ne match bi am na ko. Sénégal tey dina amal ñaareelu matcham digganteem ak Burkina Faso gaynde yi ginnaaw bu ñu daanee seen match bu njëkk waa Ouganda 2-0 tey nag match bu am solo la ndax suñu amee match nul wala gagné match bi dañuy qualifié ci quart de finale lu Sénégal mësul def ci CAN ndax 2012 ñetti match yëpp dañ ko ñàkkoon ba tax na xale yi nee nañu ñoom kon bëgg nañu bokk ci ñi bind page histoire Sénégal ci CAN féminine ci kanam équipe Burkina Faso boo xamante ni dañ ko daanoon ci matcham bu njëkk diggante Maroc 1-0 waaye seen capitaine nee na moom ginnaaw bi mu gisee équipe am li mu def contre Maroc gis tamit Sénégal ak Ouganda joué moom jàpp na ni ñoom am nañu place ci CAN bi doonte sax bii mooy gulet ñu ci bokk kon ñoom li lañ ñëw def lépp ngir mën a gagné match bi Sénégal nag ci match bi ci xibaar yu mujj yi jàpp nañ ni kon joueurs yi amoon gaañu ci match bu njëkk bi daanaka pratiquement ñëpp wér nañu mun nañ bokk ci match bi suñu sukkandikoo ci kaddu sélectionneur bi di Mame Moussa Cissé ci conférence de presse doon amal démb ku mel ni Ngenaan Ndiaye dugaloon ñaari but bi moom génnoon na ci civière waaye nee na ça va mun na jouer kon match bi su fekkee ne kon médecin yi validé nañ lu ni mel Mbaye Sow moom it amoon nañu blessure ci match bi waaye jàppale ni peut-être du am changement yu rëy par rapport à 11 bi ñu gisoon keroog su fekkee ne joueurs yooyu nga xamante ni ñoom ñooy titulaires yi amuñu benn jafe-jafe ci seen wàllu wérgu yaram alors ci Rabat bu 17h jotee foofu la ci Ndakaaru Sénégal na daje ak Burkina Faso di match bu am solo gaynde yi kon xam nañ ko ñoom occasion la pour ñoom daal di qualifier ci quart de finale yi mu doon gulet ci histoire football bu Sénégal ci wàllum jigéen ñi. Youssou waaye dañuy desandeek yow ak capitaine gaynde yooyu di Safietou Sagna moom nag nee nañ noppi nañ rek ngir fexe ba jëlee ndam ci li nga xamante ne mooy seen match boobee seen diggante ak Burkina Faso dañuy teewlu ay kàddu. confiance lañu yeewoo parce que démb neexoon na trop mais bu ñu jubilé versaire si la ñu fàttee victoire boobu parce que Coupe d'Afrique bi match par match la victoire bi dañu fàttee nañ ko donc dañuy focaliser aussi match bu suba bi donc match bu suba bi moo ñu mën a décrocher suñu ticket pour dem quart de finale te loolu moo nekkoon suñu premier objectif xamuñu ko mais dinañ ko respecter dinañ dugg si match bi comme niñ ci waree dugg préparé nañu déjà pour ça donc ñoom dëgg la du yomb parce que dañu jël défaite seen premier match mais nous aussi suñu ambition mooy génn premier tour. ñu desandi ci wàllu tàggat yaram waaye bi yoon ak jafe-jafe yi nga xamante ne Paco Sénégal rek amoon na ko kookee tudd Pape Aline Ngom nag bi mu demee fi nga xamante ne mooy Égypte ngir supporter rek équipe nationale bi nga xamante ne mu ngi fa ci wàllu basket dafa amoon ay jafe-jafe yoo xamante ne tegoon nañ ko ci kawam gannaaw bañ ko refoulé nag moom Paco mu ngi ñëwaat ci la mu fa dund ci reportage Ousseynou Diop bi. Pape Aline Ngom di Paco supporter la bu équipe nationale bu Sénégal lii nag bokk na ci li tax ñu gën ko ràññee demam ci Égypte bi daal na koy weexaat ngir supporter équipe nationale bu Sénégal jëm ci wàllu basket foofee ba mu fa eggee dañ ko téye daal koy refoulé bokk itam ci li ko gën a naqari. def nañ 2 heures de temps nangu ñoo bàyyi kenn si ñun ba mu yàgg ñu doog a bàyyi coach paa bi Ibou Faye Diallo moo paa bi léegi man ci lañ ma jël nag door ma dugal. ci seen fi nga xam ne dafa am ñaari saal bu mag ak bu ndaw. moom Pape Aline Ngom jàpp ni na mu nekkoon ci Égypte dañ ko préparé moo tax ñu daal koy delloosiwaat mu gis ni nag loolee jaaduwul benn yoon. saaga ñu ngi ma doon tamit wax ne doo dugg ci suñu réew bi parce que yow yaa jiite woon affaire u laser yi di saaga Sadio Mané. à part loolu ñetti soble lañ ma tegal foofu ak ñaari concombre ak nu mu tuddee benn bouteille ndox bu ndaw ak benn mburu loolu lañ ma andil. te loolu ñu ngi ko andi ay midi ba 20h bi ambassadeur bi di yónnee foofu. ci gis-gisam day mandargaal lu bare ci équipe nationale bu Sénégal. waaye tamit di yëkkati raay réew mi fu mu toll moo tax sax mu jàpp ne kon kilifa yi war nañ ko bàyyi xel. passeport de service parce que man fii laay liggéeyee biñ ma ko déposé lee tamit affaire étrangère ñoo nanguwul loolu
mais tey su ma amoon loolu dina ma yombalal ci voyage yi te loolu maa ngi koy demander solennellement waa affaires étrangères pour que ñu xam ne ñun li ñuy def dañuy topp Sénégal. moom Pape Alioune Ngom ñu gën ko xam ci Paco nañ ko delloosiwaatee ci Sénégal lu ko métti la waaye nag nee na loolu yàqul dara ci ni mu bëgg woon équipe bi te tey itam sax la gën a dëggu. honorablement. muy Paco Sénégal rek ñu desandi ci wàllu football waaye bi yoon dañuy dem ba bi ci réew fi nga xamante ne rek mooy Paris Saint-Germain di équipe capitale bu France boobee nag am na entraîneur bu bees kooke di Christophe Galtier ñu ngi ko doon dalal tey sax foofee gannaaw ab conférence de presse boo xamante ne digganteem la woon ak taskatu xibaar yi mu ñëwaat rek ci li nga xamante ne noonu la fas yéene sóobo mission bu bees bi ñu ko dénk ak lépp lu aju ci wàllu ambition bi nga xamante ne rek am na ko ngir fexe ba Paris Saint-Germain am trophée Ligue des champions bi nga xamante ne boobaak léegi rek mu ngi ci daw ginnaawam yegsi nañ ci ponk bi mujjee ci xibaar yi muy li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ak tabaski gu nar a gàll góose mooy yot borom kër yu bari l'observateur ko bind ubbil yéenekaay bi juróomi fan moo dox suñu digg ak tabaski gi waaye daanaka lépp a yokk ci marché bi rawatina produit local yi nga xam ne ci réew mi la ñu jóge ne saakoob soble mbay bi doon jar junni ak téeméer l'observateur nee nañu yéeg na léegi ba yegg ci ñaari junni yu manqué téeméer maanaam jóge na ci 5500 dem ba ci 9500 te yi seenu njëg yokk ci marché bi yéenekaay bi nee nañu yamu rekk ci loolu Moubarak Lo njiital bureau prospective économique du Sénégal di ñu wax ci l'observateur ne tabaski gu nar a doy waar moo ñuy Momar Ndaw njiital Ascosen di ñu ci dolli ne li tax ba situation bi tar moo di commerçant yi ñoo yàkkamte événement am situation bi changé ba ñu mën cee jaare ngir dund ci kaw askan wi bu ñu lijjantee ndugg yeeg yu sew yi bu nuppi la Sénégal nee nañu dese na leen nag jur jàng ji mu di gàtt bi ñu war a tër ngir tabaskee ko ne borom kër yu bari jamono ji xarum tabaski moo tëj seen bopp gaañaa ngi wër dara yi ci dëkk bi waaye ci fanweeri point de vente ak juróom yi am ci Ndakaaru fu ñu ci dem même situation ma lañ fay fekk mu di xar mu seer xar ya fa am na la ko yàlla nëbbu te xar moo ci laal ñu ne la fanweeri junni jëm kaw ci kaw loolu ñu wax ci ki ñuy laaj ndax dana tabaskee këram am déet mu di député Cheikh Abdou Bara Dolly ma ñu téye ca kaso ba di ko toppee tuumay sos ak tuumay tooñ jiitu réew mi journal Les Échos mi ngi ñuy xibaar ne ginnaaw suba ci alxames ji war naa jàkkaarloo ak doyen des juges ngir mu auditionné ko déglu ko ci dossier bi nu mu gën a yaatoo bu ca jugee nag bu ko neexee mën naa ñaan bàyyib négandiku mu di liberté provisoire libération di laaj ndax moom Cheikh Abdou Bara Dolly ay mbiram duñu mujj ci liberté provisoire ministre des finances di Abdoulaye Daouda Diallo ci Direct News Diallo rek jéego yu baax yu journal bi gis ne def na ko ci économie bu Sénégal moom la xëy di ñu leeralal nee nañu koom-koomu réew mi donte mbas mi fi jaar lottal na ko ni mu lottali économie yu bari ci àdduna bi terewul économie bu Sénégal mi ngi ci yoon wu dal am xel réewum Sénégal fexe na ba tàggoo ak taux de croissance bu yées 2% mi ngi léegi ci 5,1% lépp ci yaakaar ji nag Direct News nee nañu mi ngi wékkee ci dooleel mbay mi dooleel càmm gi dooleel napp gi dooleel artisanat bi dooleel tourisme gi ak wàllu hydrocarbures yi CNP di conseil national du patronat journal L'Info nee nañu bég nañu lool ci li ñu dindi sanction yi ñu gàlloon ci kaw réewum Mali Le Témoin nañu moom kay bu leen fecc yomboon kon bëy di añ ak gaayam dóor nañuy pooj ba seen xol sedd bég nañu ci dogalub CEDEAO bi ci Mali leeral nañu it li ñu yàqule ci embargo gi ñu embargo woon réewum Sénégal njiitam di Macky Sall ci Sud Quotidien yéenekaay bi nee nañu fu dëgër la taxaw ngir ñu respecté calendrier républicain bi ci jamono ji nga xam ne lu yées ñaari at moo dox suñu digg ak élection présidentielle yi li ko l'Observateur di ragalal moog waa këram di waa Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu jëm moo di bukki bi leen mattoon ci élection locale yi mattaat leen ci législative yi Benoît Sambou ak Pape Mao Diouf di dalal xel yi ci biir l'Observateur comité électoral bu Benno Bokk Yaakaar ci département bu Tivaouane La Tribune nee nañu Mamadou Diagne Sy Mbengue la ñu tànn ngir mu doxal ko le mandat di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba dañu ci dollil ne moom Diagne Sy Mbengue ci unanimité la ñu ko tànnee ngir mu jiite comité électoral bu Benno ca Tivaouane waaye Yewwi Askan Wi Source A mi ngi ñuy wax ndaje di réunion bu am solo bu ñu war a amal tey jii ci talaata ji yéenekaay bi nañu ginnaaw ba ñu demee Casamance démb ngir doon masawu ji ak jaale ji mbokki ña fa lor woon ci manifestation ya fa amoon keroog fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin tey ji Ousmane Sonko ak i gaayam war nañoo daje ngir waxtaan ci nu ñuy doxalee seen campagne électorale bi Benno Bokk Yaakaar mësuta ñàkk ay élection législative kàdduy Seydou Sané la ci xët mu njëkk Le Quotidien ma nga fay xamle ne moom ak Ousmane Sonko bokkuñu gis-gis ci doxalinu réew mi Quotidien mi ngi ñuy xamal ne njublang bi doon wër di wax naan doom la ci Sidi Ahmed Sy di wër di tiriande nit ñi moom waajoojee jàpp nañu ko ci Ndakaaru njublang beneen bu ñu jàpp Libération nee nañu moo di bi ne woon ci Facebook bi tudde woon boppam madame Dior ndekete góor la Idrissa Sarr la tudd yéenekaay bi nee nañu xale yu jigéen yi la doon singile jaare ci Facebook bi di leen dig liggéey ku mu ci jekku dana fexe ba yegg ci sa kaw filmer la bu paree jël vidéo yi di la ci santage di la ci laaj xaalis Libé nee nañu waa division spéciale cybersécurité ñoo ko daaneel
Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen ñu leen bàyyi leen ak Pape Cheikh ak programme am mu doxal ba ci kanam jërë ngeen jëf.